abonné leen ci Actubuzz pour bu ñu dugalee beneen vidéo ngeen mën koo gis ci nu mu gën a gaawee. sama jaar-jaar ak sëñ Abdou Karim nga ma laaj sëñ Abdou Karim de yàlla rek moo ma dimbale ma tase ak moom bon parce que en 1972 j'étais enseignant à l'école de Casamance. Bon moom samay petit frère la xamanteelu bon benn bés kenn ci ñoom ku ñuy wax gisee indi ko kër ga présenté ma ko bon bi ma ko présenté ma xam ni ñii xamuñu sax kan mooy sëñ Abdou Karim bon man yàlla baaxe ma ba ma mujj ko nangu ci ñoom di ànd ak moom mu ñëw kër ga léeg-léeg bu buggee dem Banjul ma bindal ko lettre suma collègue yi nekk foofu bu demee ci ñoom lay nekk ak yooyu depuis lors on s'est jamais quitté fu mu mus a nekk fekk naa ko man tam fu ma mus a nekk fekk na ma fa noonu lañ jàppoo defe naa ni musuma koo tooñ ñemewuma ko sax tooñ xalaatuma ko sax foofu tu vois te duma ko xalaat bu mukk ma gis ni nit ku baax la koo xam ni kii lu nekkul ci moom du ko sax jéem lépp ci moom dëng c'est du sérieux lu mu gëm la bon moi je crois qu'à peu près noonu laa mel aussi xëy na loolu tax ñu mun ànd ba léegi tàggoowuñu comme ni ma ko waxee fu mu mus di nekk dem naa fa fekk naa ko fa man tam fu ma mus a nekk fekk na ma fa tu vois ñu ànd bu sell ba léegi tu vois xëy na loolu tax mu mel ni mu mel ci man mais moom itam xam na ni ma mel ci moom bon en bref daal noonu kii dunde ba nëgën ni te maa ngi ñaan yàlla loolu continuer bon dafa oote nag loo xam ne lii lu jafe la mooy makaarimal axlaaq parce que fi mu nekk sans waay la société est pourrie nit ñi gëmatuñ dara lu dul xaalis tu as vu devant l'argent sans waay ragaluñu dara dinañ sos dinañ fen sans waay dinañ nax nit ñi tu as vu dégg te loolu moom du Sëriñ Abdou Karim moo tax sans waay nga ñëw ni ko jéebulu naa il faut sans waay nga gëm ko te boo demee ba ci kanam di nga changer yow sa bopp di nga xam ne am nga changement bu fekkee li ngay wax dëgg la ci yow boo demee moom ba ci kanam di nga xam ni am na changement ci yow ci yow loolu nag laa leen di ñaanal parce que vous êtes des jeunes il faudrait que sans waay que vous soyez conscient des problèmes de maintenant tu as vu mooy conseil bi ma leen di jox. bon dafa am benn question bu ñu doon laaj question bu ndaw puisque ni bon comme que yow ami sëñ bi la yàgg ngeen ñeen ñaar tey jii ñu gis ni sëñ bi dafa amoon ay moments yoo xamante ne dund na ay moments yoo xamante ne xawoon na difficile mën nañ ne parce que bon ba tey jii nii lii yëpp am tey jii est-ce que mën nga ñëw leeral si loolu noonu dara. maanaam amoon na yenn moment yoo xamante ni tey jii sëñ bi xawoon na métti tuuti moom mu xaw koo dund bon taalibe yu bëri xamaguñu woon carrément comme kan mooy sëñ Abdou Karim comme ni nga ko waxee woon sànq mu ànd ak ay kii bayoo nga xam te ni kan mooy sëñ bi est-ce que mën nga ñoo wax si loolu noonu tuuti ba tey jii nii li yëpp am taalibe yi ñëw ñëpp daal moom. waaw mais xam nga ku nekk ci àddina pour nga am dara il faut nga passer des moments difficiles. Tu as vu?
parce que sans waay kon dafa yomb rek nga kii rek kii mais il faudrait que sans waay nga passer des moments difficiles tu as vu xëy na sëñ Abdou Karim passer na des moments difficiles tu as vu parce que c'est quelqu'un boo xam ne bii presque il a fait le tour de l'Afrique fu nekk dem na fa sëñ Abdou Karim tu as vu bañ na ko ba sax ni moom demoon na ba gàddaay xam nga am fu mu ko waxee ci ay interview yu ñu ko bëgg nee na demoon na ba gàddaay mais sëñ Abdoulaye moo ko njëkk ni foo jëm dellu dégg nga maamam Cheikh Amadou Bamba mu gisu ci gént bu ni ko dellu tu donc nga xam ni kooku boo demee bay gàddaay c'est que vraiment tu as passé des moments difficiles tu as vu ndax est-ce que xam nga luy gàddaay mooy par exemple rek ngay nekk dans un milieu ba milieu bi sonal ba nga ni bon xaaral ma jógee fii dem feneen ndax seet ndax moo gën a kii ak yooyu loolu tu vois moom ci boppam nee na dem na bay gàddaay mais ay waajuram ñoo ko ñu ko dellul muy sëñ Abdoulaye moom la njëkk a gis en rêve waaw bi ci tegu di sëñ Touba ci boppam waaw. tey dëkk bon si côté comme par exemple ñu ngi si wàccaay màggal gi tey ñu gis depuis sànq ba tey taalibe yi comme ni ñu wax maanaam bu ndigal nga gis sëñ bi bu génnee bu nee acca rek gars yi ñëpp ndaw ñu ndigal di jub si bon tey nga gis loolu noonu xët-xët boobu noonu ak cawarte boo xamante ni mu mel ni sëñ boobu bu waxee rek bon nga xam ne kii dafa wax noonu tey jii lan nga mën a wax seen ndaw yoo xamante ni bon ñu ngi ànd ak seen sëñ te amuñu si ñoom ndigal wala boobu ñoo leen jébul ba pare bon pare nañ si quoi maanaam jébal nañu pare moom tudd jébal bi rek moo am te duñ jébal bi nga xamante ni moom la sëñ. non c'est-à-dire boo gisee xët-xëtu taalibe bi bàyyi faa léegi yooyu xam nga nit kenn mënu ko nax xam nga loolu nit kenn mënu ko nax dañ gis ni sëriñ Abdou Karim mi sans waay dégg nga presque seen papa la ñoom ñëpp tu as vu xam nga ñooñu boo demee ba nga dem ci situation boobu il suffit que sa papa comme li ma leen ko waxal léegi rek sa papa ne nii sans waay ngi exécuté tu ne cherches même pas à comprendre parce que normalement c'est ça normalement c'est ça expliqué naa la léegi sa papa bi nga nekkee lu tuuti yi mu doon daj ak yooyu yëpp mais kooku sans waay bu waxee da nga war a exécuter sans réfléchir mais léegi da ngay gis ñu naan paa bi daal moom dafa xaw a nangam ak paa bi kii tu vois paa bi dafa difficile yu ñàkk fayda yooyu tu vois ah te loolu warul nit Sëñ Abdou Karim fi mu nekk c'est le père de tous ces talibés là que tu vois te tous ces talibés là ñoom xam nañ ni Sëñ Abdou Karim mat na papa mais donc sans waay kilifa bu matee kilifa bu nee kii nii bu fite soo sans waay nga kii da ngay xool Sëñ Abdou Karim moom ci boppam bi ko nit ñi waxee lan la wax ci màggal geeg yooyu daf ni moom du mënul wax dara xam nga lan mooy problème moom dafay nekk fii pour nit ñi fitasu c'est-à-dire que lu xalifa bi wax il est d'accord lu xalifa bi wax il est d'accord moom màggal gi amul ci lu dul fitasu tu as vu mais c'est-à-dire il donne l'exemple il a donné l'exemple parce que yow sans waay nit boo ko gëmee sans waay ni muy doxale rek ngay doxale boo ko gëmee tigi ni muy doxale rek ngay doxale c'est ça le problème de conviction la tu as vu parce que nit ki boo seetee ci moom lépp nekk parfait tu es obligé dégg nga xam ni nit ki sans waay jar naa toog moo tax taalibe mel noonu sans waay xër bi ñu xër ci moom loolu la de loolu la de parce que Sëñ Abdou Karim boo ko gisee bi ñi ko mag ak ñoom
mais sans waay nga xam ni moom ni muy doxale yooyu benn anecdote rek laa lay jox ñun mos nañ toog ak Sëñ Abdou Karim ci salle bi téléphone bi sonné mu jël téléphone bi ni allo daf ni allo rek bu wadde ci kii bi sukk wax ba pare bi mu waxee ba pare jóg toogaat ci kii bi ni soxna may laa doon waxal soxna may magam mooy yaayu kii sëñ Mbacke mais ku am respect. abonné leen ci Actubuzz pour bu ñu dugalee beneen vidéo ngeen mën koo gis ci nu mu gën a gaawee